actu du jour lu ci gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi juróom fukk ak juróom-ñett ñoo doon léegi ci lim gi nga xamante ne nii ñoo ko fi jotoon a am juróom-ñett fukk ak juróom-ñett wër nañ tey kenn daal dina si ñàkkaat bakkanam danañu wax rek ci wàllum inondation ba nga xamante ne nii askan wi sonn nañ lool rawatina fii si Ndakaaru ña nekk ci banlieue bi njiitu réew mi Macky Sall amal na si sax réunion d'urgence ngir àdd rek ci lu ni mel génnee rek enveloppe koppar gu duun jagleel ko sinistré yi koppar gi si ñaata la toll nañ ñu leen ko xamal waaye it dinañ wax tamit si mbirum Marième Faye Sall mu wàccoon tamit ci banlieue bi ngir rek seet si ña nga xamante ne ni ñoom ñoo am ay yàqu-yàqu ci taw yu bëri yi si week-end bi waaye it am la mu leen dimbalee. danañu wax tamit ci baccalauréat 2020 bi ak erreur ya ñu si nemmeeku ñeel rek candidat ya nga xamante ne ni dañ leen yónnee message ñoom waa office du bac ne rek daal dinañuy admis second tour te ñoom ñooñee si seen jury yi dañu leen rek ajourné ba tey ci wàllum bac bi danañu leen dikkal tamit ci biir yaatalu ba xibaar yi si histoire élève bi di Djiby Sadio di histoire bu triste lool ñu fàttali leen rek ne Djiby Sadio mooy ndongo boobee ñàkk bakkanam ca classe d'examen ba gannaaw rek ba ko métitu biir daanelee dañ leen ko gën a xamleel ak rek la nga xamante ne ni jot nañ ko si ay jegeñaale livreur bii di Babacar Gueye daal dinañu koy condamné teg si ndoddam ñaari atub kaso moom nekk ay image yu soxna sa mu doon bëggante la jër rek daal di ciy def montage ab vidéo pornographique di koy rek nekk di yónnee ay xaritam ki ay camarade de classe am ba kookee rek moo ko mujjee yóbbu fa mbaxane doone benn danañu leen ko gën a yaatalal ñu bàyyi ko bés yi ñu génn bàyyi ba ndëgëneku manageru Viviane Chidid bii di Djidiack Diouf dañu koy rek atte moom nag dina taxaw ci kanamu attekat bi bu ñu sukkandikoo rek ci journal bi di Les Échos ay gannaaw ba première dame Marième Faye Sall jëkkatee rek ay jéego dem ci banlieue ba ngir rek seeti sinistré yi waaye it am la mu leen dimbale kii di Aïssatou Diop Fall daal dina si àddu moom nag dafa dal rek Marième Faye Sall gannaaw rek ba mu rafetluwulee anam gi mu doxalee ana lu waral rek moom Aïssatou Diop Fall gisul ne noonu mu def lu baax la danañu leen ko xamal. xale bu jigéen bu ñuy wax ND ay atam toll ci fukk ak juróom benn képp moom moo am doom rek daal di koy sàndi waaye nag moom moomee daal di nañ koy teg loxo ndax rek ba muy sàndi liir ba daa am ka ko gisoon daal di koy yoolee loolee yëpp bu yembee ñu daal di ci toftal tàggat yaram ak rek mbirum làmb li moo ci gën a fës nees tuut ñu yaatal. bàkk ba jib na nuyu nañ leen yéen ñu safoo Dakar ba di si taataan seeni xibaar mbas mi la ñu koy dooree si suñu réew mi di Sénégal bu ñu sukkandikoo ci ministère de la santé et de l'action sociale tey junne ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar la ñu testé juróom fukk ak juróom-ñett ñoo si positif lu tollook fanweer ak juróom-benn yi dañu leen a wàll benn bi di cas importé ñaar fukk ak benn yi di ay cas communautaire Kaolack am na ci ñaar Almadi am ci benn Bignona benn Dakar Plateau benn Diamniadio benn Mariste benn Mbour benn ñaari Tali benn Nord Foire benn Mbao benn Wakam benn Ouest Foire benn Richard Toll benn Rufisque benn Saint-Louis benn Sangalkam benn Thiès benn Yëmbal benn Yoff benn ak Ziguinchor benn juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo wër tey fanweer ak ñeent sonn nañu ba ñu nga sauvetage kenn ñàkkaat na bakkanam ci mbas mi ñu xamle ko tey ci seen communiqué bi ba ñu amee nag suñu cas bu njëkk ci coronavirus bi ba jamono ji may wax ak yéen lu toll ci fukki junne ak ñeent ak téeméer ak ñaari doomu aadama ñoo ko fi jot a am ci ñoom ñoo ñee fukki junne ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn doomu aadama wër nañ ci ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti doomu aadama ñàkk ci seen bakkan fi mu ne nii ñetti junne ak juróom-benn téeméer ak fanweer ak ñaar ñoo tëdd ci lalu hôpitaux yi yore lii di coronavirus bi ñu leen di traité. ma àddu ci wàllum inondation bi ak lu si njiitu réew mi Macky Sall xamle si réunion d'urgence ba mu woote ni kii démb moom nag nee na rek mi ngi mastaw képp ku yàqule ci ndox mu bëri mi wa ilaa rek nga ñàkk si sa mbokk ba loolu weesoo nag njiitu réew mi ne rek assainissement yu ñu jotoon a def si yenn gox yi tax na rek ba nemmeeku wuñ fa ay tata waaye nag am na gox yu bëri yu des moo waral li ni mel ba loolu weesoo njiitu réew mi ne sax enveloppe fukki milliards si suñuy koppar rek la yëkkati jagleel ko ña nga xamante ne ni ñooy sinistré yi ñetti milliards yi ñu jagleel ko rek ñu am ay jafe-jafe ci inondation bi lu ci des di juróom-ñaari milliards yi ñu ngi koy rek jagleel mbirum ndimbal ci lu ñeel dund yi wa ila matelas yeeg li ni mel gannaaw nag sorti ba nga xamante ne ni njiitu réew mi Macky Sall def na ko Ousmane Sonko day janoog taskatu xabaar yi ni ki tey waaye nag daal dinay rek amal visite ci suba ci rek ñi nga xamante ne ni ñoo di sinistré yi
ba tey rek si wàllum mbënd mi waaye bile yoon ca Pikine ak Mariam Faye Sall mu fa demoon yóbbul rek sinistré yi ay matériel waaye nag foofee rëboon na rek démb ba première dame yegsee daa fekk sax inondé yi takk rek ay brassard rouge ngir rek dénoncer doxalinu seen maire boobee di Abdoulaye Timbo mu ñu doon rek uye maanaam di ko yuuxoo ci kanamu kii di Mariam Faye Sall. ma wax ci màggalu ba Touba bi taalibe murid yi nag critiqué nañu ak doole kii di maître El Hadj Diouf si lu mu waxoon ni rek du dem màggali ci at mi ndax mbas mi si noonu nag maître El Hadj Diouf daal dina si adduwaat sax waaye nag teggiwul tànkam benn yoon fa mu ko teggoon moom nag daa dellu rek di leeralal askan wi ne moom moomee murid la waaye nag du dem Touba ren màggali ndax mbas mi ba loolu weesoo maître El Hadj Diouf ne sax moom moomee gisul rek ku koy deltuloo gannaaw si décision wam boobee nga xamante ne jël na ko ba noppi. wax ci baccalauréat bi ak rek ay erreur yu si am ci lu ñeel résultat yi ay candidat yu seen jury yi nag déclaré ajourné dañoo jot ay message yu office du bac ñu xamal leen si rek ne admis nañu second tour loolee nag jur yaakaar bu tas si candidat yooyu ndax rek ba ñu jën demee ci centre d'examen ba di lycée mixte Maurice Delafosse ngir defaat rek lañu wëññi leen ñu lu tolloog fukki candidat ne leen rek dañu leen ajourné donte sax jotoon nañu ab bataaxalu office du bac bu leen xamal rek ne at bi nañu second tour. ba tey rek ci wàllum baccalauréat bi ak bile yoon histoire bu triste élève bi di Djiby Sadio nga xam ne nii rek yeggalewul examen bam ndax métitu biir ba ko daane woon ba ñu nekkee ci seen épreuve ba mu ca mujjee ñàkk bakkanam donte sax jotul woon def SVT waaye teewul rek Djiby Sadio nodd nañ ko rek ca ña admis d'office ay jege ñaaleem nag daal dina ñuy rek dikkaat si moment yu Djiby mujjee passé tuteeram di Alassane Biaye nee na rek si ndoxtelu at mi la Djiby rek di tàmbalee di jàmbat métitu biir ci noonu mu ne sax ba muy defi examen Djiby xamaloon na ko ni rek moom moomee dafa tawat waaye teewul rek mu jaayante ko ngir def examen wam bés bu njëkk bi sax nee na Djiby ba mu gonte ba defi histoire géographie ba mu wàccee nag mënul woon sax doxal boppam ñibbisi ba rek kenn si ay xaritam moo ko doon jàppale ngir mu mën a dox ba ñibbisi nee na nag ba mu yegsee la ko xamal sax ni deful troisième exercice HG bi ndax rek biiram bi da doon métti si anam bu jéggi dayoo nag yemoo ko veille bu mu ñàkkee bakkanam Djiby nag dellu na rek defi examen wam ba mu wàccee ànd ak rek ñenn si ay camaradam yu ko gunge nga xamante ni sax ñoo ko forcé ngir mu lekk laata professeur philosophie wam di ko woo rek si guddi gi ngir laaj ko nu mu def Djiby daal di koy rassuré ba 21h jotee nag la waxaat rek ne biir baa ngi méttiwaat cousin wam bu ñuy wax Alassane ànd ak moom doxantu ngir rek méttit bi mën a dem laata sax ñuy wëññeeku si dal di tëdd waaye nag Djiby gëmul bët ndaxte rek méttit bu muy yëg ci biir lu weesoo nag mu ne si ëllëg sa rek di àjjuma ja la xam ne cousin wam bi da koy nax ndax rek da see def lu mu mësula def di rek yee ko ba 7h du matin jotee gannaaw ba mu teelee woon jóg ngir réviser cours espagnol am ba mu paree nag mu daal di koy yóbbu école ak moto comme ni mu koy defee saa su ne mu daal di def examen bi nee nañ nag ba fukki waxtu jotee si suba si la ko Djiby woo téléphone ak téléphone rek benn surveillant xamal ko ni rek biir bi day métti ba tax rek mu dal di jóg moom Alassane wutali ji école ba ngir jëli ko ba mu demee nag surveillant bi ne ko sax Djiby daa wëcc ci biir classe bi si yoon bi nag Alassane ne ko soo paree examen bi ngoon rek ak heure bu munti jot ñu dal di dem rek Vélingara ma yóbbu la ci docteur Sarr Djiby ne ko rek du delluwaat école si ngoon si ndekete yoo nee na boobee tàggatoo la mu xamle ko waajur bu góoru Djiby nag nee na doomam ji ba ñu arrêté cours yi ndax mbas mi la ko woowoon téléphone ne rek na ko jëndal téléphone ngir mu mën di si suivre cours yi en ligne mu daal di koy jëndal rek portable 60 000 si noonu Djiby ne ko rek moo ko digg bac bi te lu mu bëgg rek mooy am ko ak mention Djiby nag amul mention waaye nag am na bac bi d'office te deful rek matière bi di SVT mu doon nag résultat boo xamante ne ni bettul tuteuram bii di Alassane gannaaw ba mu xam leen ne Djiby élève boo xarañ la woon te rek nangoo jàng laata sax muy naan kii di Djiby ba muy def 5e moyenne 15 la amoon ci semestre bu njëkk bi laata rek muy am moyenne 16 ci second semestre bi.
réquisitoire du ministère public bu tribunal bu grande instance bu Mbour mi ngi topp rek affaire agent Seno yi benn nag atub kaso la ñu teg rek si ndodd Alioune Diop chef d'équipe SEN'EAU moom nag ñu ngi ko condamné ngir rek délit de négligence ak imprudence bi nga xamante ne nii rek moo sabab génnub àdduna Djiby Dème ak rek Babacar Ndiaye si fàttali ñetti agent Seno yooyu ñu ngi rek ñàkk seen bakkan benn fan si weeru juin si explosion wu benn ouvrage ca Mbour. ma junj leen ko ci ndorteel li livreur bii di Babacar Gueye daal dinañu koy rek condamné tribunal des flagrants délits bu Dakar ñaari atub kaso la teg ci ndoddam ndax rek lu mu fësal ay image yu ñaaw soxna samu doon bëggantal di AF Dieng Babacar nag daa toppaatoon rek xale bu jigéen bi ngir mu nekkaat ak moom fekk xale bu jigéen baa ngi rek ci leneen loolee nag merloo Babacar ba tax rek muy partager ay photom yu ñaaw jël rek image am ya nga xamante ne ni maillot de bain la sol nekk ci piscine daal di siy def rek montage benn vidéo pornographique daal di koy yónnee magu xale bu jigéen bi nga xamante ne ni góor la ba noppi rek wax ko lu ñaaw ci sëram bi ba noppi envoyé tamit boobule vidéo képp kuy xaritu xale bu jigéen bi ba si ay camarades de classe am si noonu nag la ndaw si porté plainte ba ñuy auditionné Babacar nag la moo xamle moo di rek firange moo ko si dugal ndax rek bëggul ñàkk xale bu jigéen bi tax rek mu yónnee vidéo bi góor ña ko bëggoon ñëpp ndax rek daa jëloon seen numéro si ba muy defaral xale bu jigéen bi téléphone am loolu yëpp ngir rek yàq seen xel ñu bàyyi xale bu jigéen bi ndax rek da koo bëggoon takk ndaxte rek moom moomee la bëggoon laata sax muy naan vidéo bi si surtout benn porno la ko jëlee rek daal di siy def montage xale bu jigéen bi nag nee na mësul woon xalaat rek ni waa joojee moo ko def li ni mel xamul woon moo def boobu les vidéo si noonu nag mu ne fiiraange taxul mu def ko ndaxte rek même vidéo boobee la yónnee rek ay camarades de classe am. ba tey ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz manager Viviane Chidid bii di Djidiack Diouf dañu ko yàttee moom nag dina taxaw ci kanam tribunal correctionnel bu Dakar bu ñu sukkandikoo ci Les Échos bu ñu sukkandikoo nag ba tey ci journal boobee def na ay bés ba àttekat bi clôturé enquête am bi phase instruction bi jeex magistrat instructeur bi da di nay rek envoyé ordonnance sur renvoi bi police correctionnelle ba tey rek mënuñoo transmettre ordonnance am boobee parquet ndaxte rek benn partie dossier bi mi ngi ba tey chambre d'accusation bu ñu ko nag joxee dossier bi yëpp lañ koy rek doog a transmettre procureur ñu fàttali leen rek ni Djidiack Diouf ak ay ñoñom ñu ngi leen di toppee association de malfaiteurs trafic de migrants faux et usage de faux si rek benn document administratif Djidiack Diouf nag Petit Mbaye ak secrétaire ambassade bi bàyyi woon nañu leen bàyyi ndëggandeku ba tax nañu rek ñaar ñoo des ca kaso ba. du Aïssatou Diop Fall yëkkati jëmale ko si Marième Faye Sall moom nag nee na Marième Faye Sall magam la mu bëgg ko lool moom it mu bëggoon ko lool bu njëkk waaye nag il faut que mu arrêté wa illaa rek ña koy waxal ñu daal di rek arrêté ndax rek lu mu def démb si banlieue bi waru ko woon ndax moom moomee warul jiitu ndax faluñu ko kii di Macky Sall la ñu fal mooy suñu président te boo bëggee nag jàppale sa borom kër dëgg doo def loo xamante ne ni da koy wàccee mel ni rek moo yor doole bi ci noonu nag mu ne Marième Faye Sall daa waroon rek bàyyi ba borom këram dem ba noppi mu doog rek dem rax si dolli mbas may ngi rek ci réew mi mu créé fa ndajaloo ak ni ni mel. Souleymane Faye biddéewam takk na rek bés yi gannaaw ba mu jaaree confrontation ba ñu ko dalaloon ca 2STV ci boobule émission nag Racine Sy may na ko si benn million si suñuy koppar El Hadj Ndiaye proposé ko ngir mu fay animé benn émission gannaaw ba mu ko joxee ñaari billet mag si diggante Abdoulaye Ndione ak Seynabou Fall parents yi arrangé woon nañu seen mariage boo xamante ne ni yàggul Seynabou nag pareegul woon ak ex borom këram boobee gannaaw rek ba mu ko woowee benn bés téléphone ne ko rek daa ëmb ba toll si ñetti weeram Abdoulaye nag kontaan si lool yaakaar ni rek doon na papa ba noppi laata Seynabou di koy rek waxaat ni ay seex la ëmb ci noonu mu tàmbale rek jël en charge dépense yi ba benn bés rek Seynabou woowaat ko te ne ko rek papaam nee na ngir mu dellu Kolda laata mu koy woowaat ay weer si kanam xamal ko ne seex yi daal dina ñuy juddu mu daal di yónnee xaalis pour frais hôpital bi waaye itam ak yeneen ya nga xamante ne ni dañu koy def ndaxte rek
rek moom nee na mënul woon dem Kolda ndax daa fekkoon rek ñu tere transport interurbain bi ba mu amee nag ay bés la waa ji rek yëg ne soxnaam si woon da ko arnaqué ndax rek mësula ëmb bay am doom rax si dolli nag mësula dem tamit Kolda ma nga woon Mbuur ba muy wax ak moom si noonu nag la ñu mujjee rek fu mbaxane doone benn ñu teg rek ci ndodd Seynabou ñeenti atu ba kaso ak alamaanu 700 000 francs. leneen xale bu jigéen bi den de ay atam toll si fukk ak juróom benn bëggatul woon dara rek si bébéem bi mu am gannaaw nag ba ñu ko trompé woon ba tax rek mu xalaat sànni liiram boobee ca rek kër sëriñ bi mu dëkk jàmm gën. xale bu jigéen bi dafa dem rek ba Dakar ci dibeer bi si ay booru 8h ba mu yeggee kër sëriñ bi nag ci avenue Blaise Diagne bi la teg rek liir ba te xamul woon ni rek kenn kuy romb gis na ko ba mu nag tegee xale bi bay dem rek la ko kookee gis ko dal di rek yoolee ñu dal di koy jàpp yóbbu ko commissariat police bu Rëbës. ma àddu ci xibaar bu nakari bi Fatou Daniel Diagne di ambassadrice su Sénégal ca Malaisie moo dal di rek wàññeeku moom ngeen di gis noonu sax ci écran bi ñu ngi koy jàll askanu Sénégal yépp di koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla yërëm. tàggat yaram ak làmb ji damay wax ci mbirum Gris Bordeaux moom nag daal dinay xamle rek ci lu ñuy wax ci ku war a jiite CNG maanaam ku war a wut rek Alioune Sarr ñenn ñi sax ne dañu koy jox Tyson. Gris yi nag nee na rek affaire CNG affaire gestion la du affaire profil ba tax na rek nekkul ne doonoon nga mbër mën nga jiite CNG ndax rek lu ñu war a jàng la ci noonu nag mu ne jegewul sax ci d'accord kii di Tyson jiite CNG maanaam daal bëggul Tyson rek wutu kii di Alioune Sarr ba loolu weesoo Gris Bordeaux ne nag combat am ak Balla Gaye 2 Gaston dootu ko tëgg laata sax muy naan lu ñuy wax ci avance am bi bëri na loolu ku nekk nag di si yëy yat bi waaye moom nee na rek la mu jot motul sax ceeru avance bi te rek ba mu koy laata jot sonn na rax si dori par pàcc la ko jot ba loolu weesoo Gris Bordeaux ne rek kuy yëkkati tamit ay kàddu si digganteem ak Tafa Gueye daa fekk rek nga doon seytaane doon naa fekk ndax rek Gris Bordeaux moom mooy Tafa Gueye gannaaw rek ba ñu jotee woon ab xibaar ne rek combat Gris Bordeaux ak Balla Gaye 2 kii di Tafa Gueye yëgu ko. communicateur traditionnel bii di Bécaye Mbaye daal dinay àddu ci mbirum CNG moom nag nee na nekk ancien champion gu làmb firndelul ne rek manager bu baax nga surtout jamono jile nga xam ne ku nekk ngi taxaw rek ngir wut Alioune Sarr si noonu Bécaye ne rek ku xam làmb dëgg la ñu war a rek fal mu jiite CNG ndax rek nekkul rek doonoon nga roi des arènes kon wax nañ la fal nga jiite CNG te ku ñu war a falit dañoo war a xool parcours am relation am ak promoteur yi mbër yi ak tamit rek écurie ndaxte lu am solo la ci te rek nañ jàpp ni doonoon roi des arènes taxu rek ñu jox la CNG du samay kàddu Bécaye Mbaye moo ko xamle. mbirum Ama Baldé laa koy tëjee moom nag daal dinay rek nangoo opéré loxoom bi gannaaw ba mu si amee woon gaañu bu yàgg ngir mën a rek waajal combat royalam bi mën nañoo ni rek nekkul gaañu bu graaw ndaxte rek mi ngi siy disputé ay combat yu bëri Ama nag daa bëgg affronter Modou Lo si condition yu mucc ayib ak rek benn souci médical ba tax rek mu jël décision def chirurgie ngir mën a tàggale ko ak gaañoom boobee bu ñu sukkandikoo ci record bu fësal xibaar bi ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci journal bi Ama Baldé sax jot naa rek tàmbale ay entraînement